di wax ci mbirum mbindu mi ak jongante yi di élection yi ñu dëgmal te muy tànn maire yi ak président départementaux yi ak conseillers yi ciy ànd muy conseillers municipaux yi ci maire yi ak conseillers départementaux yi ci département yi moo li ma loon leen démb nombre de communes yi am ci Sénégal ak nombre de maires yi nga xam ne ci la war a génn muy 557 maires waaye ma limal leen aussi département yi nga xam ne 45 la woon ba biñ ci dollee démb bu Kër Massar bi ñu sos bu yàggul Macky Sall sos ko ngir bëgg a gagné département Pikine moo tax mu xaat ko génn Kër Massar wala boog département wu Tëngéej mu génn ci Kër Massar def ko département moom ak Oumar Gueye mi nga xam ne moom mooy ministre bi yor wàllu gox-goxaat yi collectivité territoriale yi ñu nas seen i nas fàtte nañ ne ay ministre lañu fàtte nañ ne président lañu Sénégal gépp lañ njaboote dañoo war a tëddee njaaxaanaay yemale sénégalais yi waaye déedéet dañuy njuuj njaaj di nasaka ndocc ngir seen i intérêt bopp seen i intérêt parti seen i intérêt ñi ànd ak ñoom nekkatuñu ay homme d'état ay homme de l'état lañu mooy ñu nekk ci biir état di jëfandikoo moyen état droit décret arrêté ministériel note de service circulaire ak di jalgati constitution yi ak loi yi ngir seen mën a nekk ci bopp réew mi yàgg ñuy gundaandaat loolu moo tax boobu ba léegi ñun amatuñu jàmm nelawuñu noppalawuñu lii ñu def dañ ko def téye ko comme ni ñu téyee suñu liggéey ak suñu njaboot te loolu mooy li gën a sori ci ñun suñu njaboot ak suñu liggéey ndax ñaar yooyu mooy lu gën a am solo ci ñun waaye fañu leen teg foofu lañu teg liggéey bi nga xam ne mooy daje di wax ak jëf ngir réew mi mën a tegu ci ay loxo yu jub yu mucc ayib jëlee fi ñu fi ne ma di sàkku képp koo xam ne tamit li ma ci xam-xam nga ko ci mébét bi ma ci am njort nga ko ci sa bopp bëgg gi nga bëgg Sénégal te di ko wax dëgg la ci yow nga jëmmal ko ndax du wax rek comme ni ko président waxe laata may dugg kon ci mbir mi fas yéene ci samay njëlbéenu kàddu démb ci heure bi maa ngi ñaxtu ngir bëgg ñu bari ci waa kujje politique bi opposition bi génn wax ci lii nga xam ne teg nañ ko ci ndodd ndaw ñi war a bindu te ñuy ëpp ci réew mi ñu bëgg leen a xañ bindu loolu naqari woon ma lool ma jooy ci ba démb ma génn ci àddu ci tey mu am coïncidence mu am hasard mu am daje boo xam ne noonu laa ko mën a tudde ndax tey président Ousmane Sonko ñëw na génn wax joo xam ne ba ma ko jëlee méngale ko samay waxu démb daanaka daf boo koy déglu moom danga naan kii démb xanaa da doon déglu li ma doon wax loolu di coïncidence di hasard mu am ci mbégte lool xam ne kon la ma doon wax xëy na lu waxu la lu ñu waroon a wax la lu ñu war a yëkkati la luy dëgg la ndax bari na lu mu wax tey lu ci bari méngoo na ak samay mébétu démb la ma doon jooy mu mel ne da caa ñëw indi ci ay kàddu taxaw ci di ma ca jàppale loolu nag nit bu amee naqar ngi yuuxu ko buñ ko fajalee naqaram dafa war a am mbégte ba noppi dollu sant ki ko fajal naqar yi te mooy président Ousmane Sonko je tiens solennellement ici sant ko gërëm ko delloo ko njukkal jox ko wàcc waayam ba mu mat sëkk ci taxawaay bi nga xam ne am na ko moo xam muy déglu askan wi moo xam muy dawal xelam ci boppam di xool li jaadu ak li jaaduwul ci xeex bi ñuy xeex ngir intérêt général réew mi ba saa su ko laajee mu génn moom it yëkkati kàddoom loolu nekk na lu rëy ci man te xam naa noonu la nekkee lu rëy ci yéen ñëpp kon ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di am yëg-yëg ci ne yëg na askan wi mi ngi leen di déglu te it yittey askan wi yitteel na ko kon yàlla na ko yàlla fay ci loolu yàlla dolli ko sàmm guddal aw fanam ñun ñi ànd ak moom ci mébét gi ak projet bi yàlla sàmm ñu ba li ñu mébét yépp yàlla teg ci loxoom def ci ndam ci ni mu gën a baaxee ak ni mu gën a gaawee ak ni mu gën a mucc ayib di profito maa ngi gis Badara Sow di wax ne effectivement Barthélémy Diaz def na ci vidéo gis naa ci mu ci def ay publicité c'est important Barthélémy Diaz bu ci mënee génnaat moom it def ci benn direct comme ni ko président defee dana gën a amati njariñ waaye moom it ñu ngi koy jaajëfal moom Barthélémy Diaz comme nee nañu ma def na ci vidéo c'est important di xaar tamit ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ci kujje politique gi te dëggal seen bopp ñoom it ñu génn kenn ku ci nekk woote
ndax ndaw ñi kat dañoo bari te ñëpp ànduñu ak Ousmane Sonko. am na ñu ànd ak Cheikh Bamba Dièye, am na ñu ànd ak Guirassy, am na ñu ànd ak Aïda Mbodj, am na ñu ànd ak Thierno Bocoum, am na ñu ànd ak Abdoul Mbaye, am na ñu ànd ak Thierno Alassane Sall, am na ñu ànd ak ñoom ñooñu ñëpp di ay leader. li war Ousmane Sonko moo leen war ci askan wi mooy bu askan wi soxlaa këyit di ñaxtu ngir bëgg a accomplir maanaam matal li nga xam ne mooy digganteem ak réewam mooy wote sànni xob nga xam ne rendez-vous bu solennel la, rendez-vous bu mag la, rendez-vous bu rëy la ci diggante nit ak réewam. bu réewam war a tànn njiit mi war a mën a tànn moom sànni xobam, xob booba lañ ko bëgg a xañ. kon képp ku jiite parti politique nekk ci kujje gi la war mooy nga yëkkati sa kàddu àddu ba ndaw ñi mën a am li nga xam ne mooy seen xob di carte électeur bi nga xam ne bu bis baa ñu mën a tànn ka leen doy ci démocratie, ci njekk, ci teraanga ak ci jàmm. ndax kat carte électeur bi di xob bi nga xam ne mooy tax nga dugg ci mbañ gàcce gi pour mën a tànn ki la neex, mooy carte électeur bi lay tax nga dugg ci urne bi ngir mën a choisir sa candidat su bis ba bu ñu ko xañee ndaw ñi, bu ndaw ñi génnee ay yat ak jaasi ak i fetal bu leen kenn téye. ndax jàmm ji mooy carte bi ñu jox la ko nga mën a tànn ki la neex, jàmm am ci réew mi kuy tànn ñu xam ne yaa gañe ci yoon mu leer ñu bàyyi nga dawal. waaye nag ñi war a tànn bu ñu leen xañee seen tànn ne leen bi mënu leen a tànn bañ leen a jox ay këyit, boo liggéey bu réew mi tàkkee bu kenn wax. ndax ñaar rek moo mën a am, ñu jox la sa àq ci jàmm nga dem voté ku la neex, ñu xañ la ko réew mi tàkk. amul négocier, kooku dama koy wax ñépp ñu dégg ko. bala ñu faa àgg nag bés bu nekk ñun dañuy wax li ñuy wax nag kenn duñu déglu, waaye bu réew mi tàkkee nga gis am ñu jóg taxaw di wax, di waar nit ñi ak yedd ka ak lu nañu dugg ci. waaye bu ñuy jalgati àq ak yelleefu askan wi ndaw ñi doo leen dégg, kenn du ci wax. may wax nag ne ñii ñu jaamaar lool fasuñoo yéenee yombal ndaw ñi seen bindu ci liste bi benn yoon. ni ci président Ousmane Sonko jógee opposition bi yëpp war cee wax, noonu la ci kilifa diina yi nga xam ne bu réew mi tàkkee suba ndaw ñi, ndax xañ gi ñu leen xañ seen àq bu ñu jógee tàll réew mi, ñoom kilifa diina yooyu ñooy jóg taxaw di woo ndaw ñi di leen dëfal ak di leen yedd. ñoom kilifa diina yooyu laa bëgg ñu yëkkati seen kaddu fexe ba certificat de résidence yi nga xam ne dañ koy soxla pour bindu ci gox-goxaat yi, maire yi APR yi ñu ànd ak Macky Sall di leen ko xañ. Thiès, Dakar Plateau, fépp carte d'identité yi nga xam ne ñu ngi koy jafeel ndaw ñi nañ ci yëkkati seen kaddu. te xam ne réew mi moo mën a jag, seen xew-xew yi ñu am ci seen kër maam yi, seen kër baay yi mën a jag. waaye nekk ci am réew di lijjanti sa kër maam, sa xew-xewu maam képp ngay lijjanti. waaye bu askan wi waree lijjanti seen bopp ci seen bokk gi ñu bokk ci réew mi ngir war a tànn ku leen jiite, lañ leen di teg ci ay naqar ak ay tolof-tolof doo ci yëkkati sa kàddu lu dul bu ñu jógee na réew mi ne tàkk ngay soog a jóg. ak kilifteef day mat ci fànn yëpp. kilifa day tëddee njaaxaanaay di def ngir yàlla, di wax ngir yàlla, di jëf ngir yàlla. loolu mooy ak kilifteef. kilifa du jeng. kon loolu maa ngi koy jëmale aussi ci kilifa diine yi, kilifa aada yi, société civile bi. gannaaw ba ma ñaanee parti politique ku jéggi ñu jóg yëkkati seen kàddu ci loolu. ndax bu ñu bàyyi ba réew mi tàkk ñuy soog a jóg di wax, tàmm nañ ko lool te ñu ngi koy bëgg a miin nag. du yoon bu ndaw ñu jógee ndax dañ leen a xañ ñu bindu, bu ñu jógee ndax dañ leen a xañ seen carte d'identité ak seen carte électeur ngir ñu mën a tànn ki ñu bëgg bu ñu leen ko xañee. lu ci xew ëllëg na ngeen xam ne yéen ñi ne kilifa ngeen ci réew mi te kenn déggu leen bu jafe-jafe yi am bu réew mi tàkkee ngeen soog a génn, na ngeen xam ne seen responsabilité engagé wu na leer. man samay wax duma ko raay-raayal ndax gisuma lu gën a rëy Sénégal nu fi kilifa mën a toll, moo xam politique la, moo xam diine la, moo xam noo mën a toll, Sénégal laa jël teg ko ci sa kaw. ndax Sénégal yow gis nga jëmm ji ci biir Sénégal nga mën a dund, li ngay yëkkati sa rëyaay gi yépp Sénégal da koo mëdd. kon Sénégal mooy li gën a rëy, dañ ko war a fonk ñun ñëpp. politicien bi, kilifa diine bi, ki gëm ak ki gëmul, ndaw ñeeg mag ñeeg góor ñi, ñun ñëpp dañoo war a sàmm suñu alal jooju, fexe ba muy dox ci jàmm. te jàmm nag mooy kenn ku ci nekk lay sa àq ak lay sa yelleef te réew mu jox la ko, ñu jox la ko ba mu mat sëkk, bañ la koo xañ ci parparloo. kon la ma doon wax démb dafa mel ne président Ousmane Sonko dégg na ko ba tax na tey génn na fa ma jaaroon rek la jaar, muy mbégte bu ma am ci moom, am ko ci sama jëmm ji,
ndax daf may séddali daf may wax kon ne ma la ma doon wax démb kon juumuma dëgg la kon ma waroon a wax tey sax am na lu ma ci jàng ci waxam mooy ba ñuy négocier nekk ca dialogue politique ba parti kujje politique bi opposition bi ak pouvoir bi ba ñu ñëwee ci poñ bi mooy nu ñuy def ba bindu ci liste yi ñoom état bi dañ ne dañ ciy dugal carte d'identité bi su amul ndaw ñi mën nañoo bindu ñoom kujje politique gi rawatina waa Pastef ñu taxaw fëgg ca taabal ja ne lii kat bu ñu ko defee day indi galgal ci xale yi mën naa yeexal seen bindu ci liste yi ngir ñu am seen i carte ngir mën a voter ñoom état ak administration ki nga xam ne moo fa toogal DAF muy la direction de l'automatisation du fichier électoral nga xam ne ñoom ñoo yore fichier électoral bi nekk benn direction bu nekk ci biir ministère de l'intérieur muy la DAF la direction de l'automatisation du fichier seen ndaw bi toogoon ci dialogue ba moo ne li ngeen di xeex wala ngeen ragal ko ci carte d'identité yi bu bis baa bu ñu ubbee bindu bi lu ci am mooy yeex gi nga xam ne ragal nañ ne bu ndaw ñi utee carte d'identité ñu tambaambalal leen yeexal leen ko ba app bi ñu jël pour mën leen bind ci élection ci liste yi day jeex muy weer ak juróom-ñetti fan bu carte d'identité bi gaawul génn duñu mën a dem bindu ji ñoom ka fa toogal direction de l'automatisation du fichier bokk ci ministère de l'intérieur muy DAF moom moo dalal xelu opposition bi da leen buñ ca àggee képp ku déposé ne dama bëgg carte d'identité CEDEAO boo ko déposé tey bu defee juróomi fan sa carte d'identité génn ñoom ñoo ko wax ñoo jël dogal boobu loolu dama bëgg ngeen def ci ay poste tasaare ko ba Sénégal gépp xam ko Macky Sall nag ñi mu jiite ci administration bi ñoom ñoo jël ne képp ku bëgg carte d'identité foo ko mënti déposé ci commissariat yi juróomi fan lay am nga jot ci ñoom ñoo ko wax nañ leen topp nag ci loolu xool ba xam dana am wala du am loolu dama bëgg ngeen tas ko partage ko mu dugg ci ñëpp ci village yeeg gox-goxaat yi ñëpp xam ko ndax bu loolu amul carte d'identité yi du génn du gaaw a génn su gaawu te génn duñ ba seeni borom duñ ci jot dañu ci ëpp ay ndaw lañu te buñ ci jotul duñ mën a bindu ji ndax app bi dafa gàtt app bi moo gàtt loolu ñoom lan lañu wax waaye ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg soppi réew mi bëgg koo génne ci seen loxo bëgg koo jaarale ci yoon ni ko yoon mayee te mooy doo leen jëlee ci réew mi ci violence doo rey doo def dara waaye da ngay dem ca mbañ gàcce ga dugal sa xob ne tànn naa Ousmane Sonko dem toog sa kër naan sa attaaya xam nga loolu mooy tànn bi loolu mooy jàmm ci réew mi loolu nag la ñu bëgg a xam léegi ci njuuj njaaj doo am sa carte d'identité ci waxtu wa nga ko war a amee soo ko amee bindu ba doo ca mën a def ndax ki yore mairie bi bokk ci Macky Sall boo demee këyit ba nga bëgg mu jox la ko ngir nga mën a dem bindu ji ca fa ñuy bindoo ngir voter ngir mën a voter mairie ba nga xam ne moo ànd ak Macky Sall mel na Aliou Ndoye Dakar Plateau wala Talla Sylla ba nekk Thiès wala bari na ci Sénégal ñoom ñëpp dañ lay tànqamlu duñ la jox këyit bi nga soxla te këyit bi du dara yoon moo la ko jox ngir nga mën a dem bindu ci buñ gisee ne ndaw nga ñu xam ne ndaw ñi kat ñoom duñu ànd ak ñi yor nguur gi dañ leen koy bëgg a xañ loolu nag dafa war a dakk ndax réew mi démocratie la ñu wax ne moom lañ bëgg mu di fi dox te démocratie mooy la loi de la majorité te ña ëpp ci réew mi ay ndaw lañ Sénégal gépp bu ñu ko jëloon tey jii normalement ndaw ñi ñoo ko war a yore ndax ñoo ci ëpp ñooy majorité ci population bi ñooy majorité ci fichier bi ñooy majorité ci lépp ndaw ñi waaye ñun ndaw ñi ñooy majorité bi waaye ñun ndaw ñi suñu yoree suñ loxo ci bool bi ndawal li ñu def bu leen laal ñun ndaw ñi bu ñu tegee chaise yu nooy yi ñu ne leen dem leen toog ci suuf ñun ndaw ñi bu ñu bëggee vote ñun leen duñu leen jox seen carte d'identité ñun ndaw ñi bu ñu jógee xeex suñu ay àq suñu yelleef mag ñi la gérontocratie la gestion du pouvoir politique par des personnes âgées gérontocrate 70 ans 80 ans ñu nekk ci bopp réew mi ngan ko di ko dundee ñoom ñooñee ñooy yor les revenus ñoom ñooy dund ci suñuy loos ci suñu alal te ñun ñooy majorité bi ñu xam ñu ko te ñu ne réew mi ngi démocratie la jox réew mi doxul ci démocratie réew mi ngi dox ci oligarchie politique mooy benn pouvoir politique boo xam ne ñu néew ci askan wi ñoo ko téye ñoo yor alal ji ñoo yor justice bi ñoo yor lépp ak seeni mbir di ko doxal ci seen coobare bopp xañ ko ñi ëpp ci askan wi te mooy ndaw ñi loola yéen ndaw ñi jeunesse bi da ngeen koy nangu waaw wala déet parce que coow li bari na njàng mi yàqu bac bi gis ngeen ko bëgg démb xaw ma ndax di ngeen am 10% de taux de réussite au bac cette année c'est une catastrophe parce que école amatu fi xaalis amatu fi dañuy politique ak di def ay marché di njuuj njaaj lekk xaalis seen avenir la ñu hypothéqué jël seen i doom yóbbu français feneen bàyyi leen fi jóg leen ngeen dem bindu ji bac bi jeex na
yéen a ngi ci vacances lu mu leen jaral na leen ko jaral ngeen dem bindu ju taxaw tem ku leen nar a xañ këyit ngeen taxaw woote jël seen téléphone filmer ko def ko ci réseau yi ñëpp xam ko ñi war a mobiliser wu dem ca mairie ba taxaw poñe maire bi mu joxoon seen i këyit daaf bu leen bañee jox seen carte d'identité ñu mobiliser wu à la daaf carte d'identité yi génn raag rek taxaw temm ku leen nar a xañ seen ay àq ak seen yelleef yi nga xam ne constitution Sénégal moo leen ko jox charte yi gën a réy ci réew mi nga xam ne lu fiy këyit ci réew mi lu fiy àtte lu fiy dogal ci réew mi moom constitution boobu mooy seen ndey ci la ñëpp sukkandiku moo leen jox àq yooyu kon àq yooyu kenn mën leen koo xañ ku leen ko nar a xañ gën a leen jaasi ngeen teg ko ci kaw taabal ci loolu man maa leen ko wax. kon ndaw ñi jóg leen yéen ay majorité bi réew mi ndaw ñee ko moom réew mi ci loxo ndaw ñi la war a tegu réew mi ndaw ñi ñoo koy doxal suqaliku gi ñu bëgg ay mag duñu suqali am réew moo gis ci àdduna ndaw yee ñoo koy suqali parce que ndaw ya ñooy am doole ndaw ña ñooy am xadar ndaw ya ñooy am dégg nga maam kattan ndaw ya ñooy am bëgg-bëgg ndaw ya ñooy am pas-pas ndaw ya ñooy mën a àndandoo lu ñu yëkkati daan ko àdduna bi yépp ay ndaw a ko tabax ba mu des Sénégal ay màggat yu xubidaas ñoo fa nekk di séddoo pàccoo réew mi ci suuf bu ndaw ñu jógee ñu di leen waar di leen wax ndaw day am kilifa ku mukallafagul lañ koy utal moo xam ci sharia moo xam ci état loo mënta jël ci àdduna kilifteef mineur moo koy am mooy ku nekkagul mukallaf diine ji nga xam ne mooy li gën a foor lépp ñun ñi nga xam ne ay way gëm lañ ki nga ci yilif mooy ki nekkagul mukallaf bu xasee ba nekk mukallaf nekkatoo kilifam waa léegi ngeen bëgg a jël loo xam ne seeni njëriñu kepp bopp képp a tax ngeen teg ko ci loosu ndaw ñi nit day am 30 ans ñu naan ko ndaw nga 40 ans ndaw dafay am naan kilifa amul kilifa xale boo xam ne yàlla togg ko jëf ku commencé gul am ay bàkkaar kooku la ñu yilif kooku waxuñu ay mineur majeur yi la ñuy wax ñi am fukki at ak juróom-ñett jëm kaw ñooñu kenn nekkatu ci ndaw ñooñu ñooy seen kilifa bopp na leer ku am fukki at ak juróom-ñett yaay sa kilifa bopp kenn nekkatul sa kilifa loolu dafa war a leer loolu yaay sa kilifa bopp ci àdduna ci yoonu àdduna mooy droit mais yaay sa kilifa bopp ci charia li may wax nag na kenn ñëw weddi ko li may wax na kenn ku fi woote kilifteef ñëw weddi ko te indi ay dal leen teg amul kenn ku mën a weddi li may wax ku am fukki at ak juróom-ñett yaay sa kilifa bopp ci wàllu droit de la république yaay sa kilifa bopp ci wàllu charia bi nga xam ne mooy suñu diine ci la ñuy dund ci suñu lu ñuy bari li may wax kenn du ko weddi kon kilifteef amatu fi ndaw mooy am kilifteef ndaw la ñuy yilif waaye mukallaf dee su ko yilif loolu du diine du droit aada la réew mi nag aada gi lañ bëgg a jël teg ko ci kaw ndod di ngone yi di leen dunde ñuy màgg ba màggat du ñu amum xëy du ñu am kër du ñu mën a takk jabar mënuñ seen bopp dara mag ñi di noos ba bañ ñu dugal ci bàmmeel ñuy noos seddoo alalu réew mi kenn ku ci nekk la nga soxla ci alalu réew mi da lay fekk si ci ay enveloppe ak ci mallette fekk la fa nga toog ñu di la ko jox say programme yëpp dox nga am passeport diplomatique am ay kër climatiseur say gàmm ak say màggal ak say yëpp di la fekke fi nga teg gone yi di taxawaale ci mbedd yi nga yor sa ñeenti jeeg di def di dem Makka ak ñëw di xawaare lépp nga di ko def ci alalu askan wi xañ ko say doom du ñu ay nit bu ñu bëggee réew mi dox na mag ñi taxawee na le ndaw ñi jël réew mi doxal ko góoma mag ñi ndaw ñi laa gëm kon bis naka tey am naa xel mu dal ak yaakaar ne li président Ousmane Sonko woote mooy ndaw ñi nañu jóg dem na ba di leen ndeysaan di ñaan di ngir yàlla Ousmane Sonko bu demee bay supplier ay ndaw ñi ngir yàlla bi yoon jóg leen ngeen dem bind ji mu jaral leen ko Ousmane Sonko dem na ba di leen ñaan loolu ndeysaan ndax sonn gi mu sonn ci yéen addunaam lépp ñàkk na ko coono ñu di ko xañ lu ne mettre ko sur écoute dàq ko ci liggéeyu kaayam xañ ko di ko surveiller gis ngeen tolof yi mu dund yëpp te mënoon a toog fa mu toog yor ñeenti këram ak fukki oto ak compte ay milliards ndax xam naa ay moromam ñi mu jàngandool
nekk impôt et domaine ay milliardaires la ñu ma xam man. boo demoon seen kër yaa ngi fekk 4x4 yaa ngi rangale li ñu yor ci ay kër Dakar ak Salé fépp du jeex ay milliardaires lañ di rawale xaalis à l'étranger partout man xam naa leen ay Marème Ousmane Sonko lañ. su ko neexoon def loolu defu ko ndax dafa tànn moom nekk ci seen côté yéen askan wu ndóol wi yéen ñi ñuy xañ yéen ndaw ñi pour jàppale leen ngir càcc gi yooyu mën a dakk ba ngeen mën a dund ci loolu lay dox. kon da ngeen war a jóg waru leen a xaar mu taxaw dem ba di leen ñaan. di leen ñaan ngir yàlla ngir ngeen jóg dem dégg nga maam bindu ci mu di leen ko ñaan waru leen ko ñaan ndax li ngeen di def defalu leen ko seen bopp ngeen koy defal seen avenir la yéen seen ëllëg wax na leen ko tan sànni xob bi seen àq la mënu leen koo defal yéen a ko defal seen bopp seen responsabilité la li mu mën mooy soññi leen wax la ko man la mu mën def na ko wax na jëf na def na lu ne lépp luy xam ne boo ko defee day mandargal sa gëm réew mi ak sa yitte ji nga am ci askan wi ngir bëgg ñu génn ci ndóol Ousmane Sonko def na ko yéen a ci des yéen ndaw ñi bàyyi leen tayel ak naan ma paas su ma ko defee du sotti damay dem ñëw benn yoon découragé ndax da ngeen war a dem football yi wala ngeen nekk ci TikTok bi wala sëriñ bi woote na xaw ma lan wala ngénte di am ci kër gi wala damaa sonn wala dafay taw wala dafa tàng wala kër bàyyi leen loolu lépp ngeen mel ne ku nekk ci toolu xare taxaw temm dem bindu ji ndax élection yi at mii di dee lay am waaye tàmbali na tey ku binduwul tey bu subaa doo mën a voté ji wax na ko te élection yi dafa am importance ndax Macky Sall la ngi layam-layami 3e mandat dana am ak du am ñëpp di wax gis nga mu ne pat bala cee wax dana dem ci élection yii nga xam ne ci la ñu tànn maire xool ba xam ni ko sénégalais yi di taxawoo ndax dañuy àndaat ak moom jox ko majorité wala déet bu ngeen juumee ba Macky Sall amaat ndam ci suñu kaw ci élection municipale yi 3e mandat waxuma ne 3e mandat mais 4e mandat da koy am ndax day sukkandiku ci boppam ne man sénégalais yi ba léegi bëgg nañ ma ndax su ma demee élection damay am ndam saa su ne kon man na maa sampas sama ndënd 2024 réew mi tàkk ñu bari dee ci su ngeen bañee mu taxaw di wax waxi 3e mandat 2024 xañ leen ko élection maire yii ñu dëgmal ci bu at mi jeexee buñ ko tegaatee juróom-benn weer ci même at mi 2022 dañuy dem élection pour tànn député yi buñ ko xañaatee ay député ci assemblée bi nangu député yi am majorité ci assemblée bi loi yu bon yi mu fi def comme ni ko président waxee yépp ñu soppi ko téye budget bi téye assemblée bi di doxal réew mi par force su boobaa moom Macky Sall dootul man ci ñun dara ndax su boobaa kujje politique gi ñoo am nombre de députés yi ñu war a am majorité bi téye réew mi nag joyante ko le temps que ñuy dem 2024 mu abal ni kon élection présidentielle 2024 yi élection yii ñu dëgmal tey tànn maire yi buñ ko defee ci at mii balaa at ne defaat fukki weer juróom-ñaari weer daañu defaat yeneen élection pour tànn député yi ñaari élection yi ci benn atu 2022 bi ñu dëgmal ci bu ngeen bëggee xañ Macky Sall mu taxaw ne candidat la 2024 na ngeen fexe ba xañ ko ñaari élection yooyu yëpp la leen koy may nag mooy bindu ji ñi jotagul a bindu ndaw ñi ñu defoon bac yéen ñëpp xaw ma ñaata lañ lim bi maa ngi ko doon demandé le nombre d'inscrits au bac cette année xaw ma ko mais 99% ñu doon def bac ñi ñëpp seen carte d'identité yi ñu présenté pour mën a def examen yi boo ko wëlbatee carte ba ca ginnaaw mënuñoo voté amuñu carte électeur kon yéen ñi leen def bac yéen am ngeen carte d'identité ba noppi yéen li ngeen soxla mooy jël seen carte d'identité boobu ut certificat de résidence ca fa ngeen di dëkk fa ngeen di voté ngeen boole leen dem ca commission administrative ba fa nekk préfecture ba sous préfecture ba moo xam fu mu nekk ca gox-goxaat yëpp ngeen laajte ko ba xam ko dem bindu ji yéen ñi doon def bac yéen ñëpp. ñi ci des mooy ñi nga xam ne bindu woon nañ ci élection yi présidentielles yi 2019 bi te seen carte jot te génn carte yi mujj na génn léegi bu ñu ubbee commission yi ci la ñuy séddale carte yi yéen ñi jotul woon seen carte ci présidentielles yi weesu mun leen a woon a wote ndax bindu woon ngeen waaye carte yi jotu leen ci. Macky da koo téye bañ koo génne moo taxoon bañ demee ba mu jàmp mu ne nañu voté ak permis de conduire nañu voté xawma ak yu kenn xamul ba mu luubalee moom ak conseil constitutionnel def seen njuuj njaaj ndax moo téye carte yi ba carte yi yéex a génn muy ut wàllu illégalement dem ca conseil constitutionnel ñu validé ko ne ko mën ngaa fexe ba nit ñi mën a voté ak seen carte xawma carte yu kenn xamul ak permis que extrait de naissance ak yu kenn xamul yu ñàkk fayda yoo xam ne c'est illégal ñu jàllale ko. carte yooyu nag nga xam ne ñoo ko téye woon ngir ban ngeen daaneel ko 2019 bi passé carte yooyu yëpp ñu ngi ci commission yi
saa yi ñu ubbee commission yi carte yi desoon te ñu defaroon ko te gerte génn ma nga ñu jàll ci biir commission yi képp ku jëlul woon sa carte ci 2019 bi te bindu woon am sa récépissé demee ca commission ba ñu jox la sa carte électeur ak sa carte d'identité nga récupéré ko tiir génn ci ko nag daas fanaanal kon dafa am loo xam ne il faut que ñu bàyyi ci xel jóg ci taxaw ci ba li ñu bëgg ñu am ko mooy farlu taxaw ànd ak Pastef dafa am lu muy tekki nit day am Pastef mooy nit ku farlu nit ku xam li mu bëgg waaye am ci taxaw temm am ci yitte nit bu bëggee dara da nga ciy am yitte amul looy am ci àdduna te amoo ci yitte ak Pastef taxaw temm nit day am Pastef am volonté mooy Pastef am taxawaay dox ca la mu laaj yépp nga def ko ci doo tàyyi doo bàyyi doo damm doo dellu ginnaaw rawatina li ngay def du lu dëng du lu jubadi du loo xam ne ku la ca fekk yedd la déedéet au contraire lu baax la ak yelleef la luy tax dëkk am jàmm la luy tax réew mi mën a dox lii tax ki nga xam ne ëllëg moom la ñuy tànn bu mën a taxaw jël ay dogal yoo xam ne bu ko jëlee dañ naan sañ na ko ndax kat moom la ñu tànn ci ñi ëpp ci ñuy tànn moom la ñu tànn kon moom yoon may na ko mu jël ay dogal kon tànn bi dafa am solo waaw tànn boobu nag solo gi mu am moo tax ñu ne waru ñoo xañ kenn sañ-sañu mën a tànn ci xañ ko ay këyit ya nga xam ne mooy tax mën a tànn moo tax ñuy wax di woo ñëpp toutes les forces vives de la nation les forces confrériques religieuses coutumières politiques société civile etc. yéen ñëpp la ñu woo pour ngeen lever la voix wax li nga xam ne mooy tax réew mi am jàmm mooy képp ku ne am fukki at ak juróom-ñett war a mën a bëgg a voter ñu yombalal la ko ba nga jot sa carte amul benn réew ci àdduna bu am démocratie boo xam ne question yi dañ koy discuter ay nooy voter ak sa carte électeur kenn du ko discuter carte bi day ñëw automatiquement comme ni ko président Ousmane ko waxee boo nekkee mu kàlla sa carte électeur day ñëw ki sa kër automatiquement weñ du dee da ngay ubbi sa kii fekk fa sa carte électeur ndax vote bi dafa am importance Sénégal boo ko bëggee da ngay daw bay bëgg a dee Macky Sall mooy toog ci palais bi di jël ay décret di def ay conditions yoo xam ne di ko reccantal di ko jafeel nit ñi ngir lan ngir calcul yi muy def ne kii du ma votel du ma fexe ba mu am cartam kii daf may votel naa fexe ba mu am cartam yéen ndaw ñi ngeen ëpp ci réew mi tey seen bëgg-bëgg moo war a taxaw lépp lu Sénégalais yi bëgg ci ndaw ñi tey jii loolu la ñu war a doxee Sénégal waaye tey seen bëgg-bëgg yi kenn doxalu ko ndax mag ñi nga xam ne ñoo gën a néew ci réew mi ñoo këf réew mi péncoo ko aatimoo ko paacoo ko di ko lekk bu gone yi jógee ñu leen gën a dee am kilifa jël aw yat teg ko ci seen kaw gone yi waaf di bëgg a dee dafa war a dakk cette gérontocratie doit cesser Sénégal nga doon voté Mabou Dochou nee na naka laay def ba voté Italie Sénégal laa doon voté élection municipale yii élection yi ñu dégg man diaspora bi duñu voté diaspora bi élection yi ci topp la ñuy voté mooy élection député yi 6 mois après wala 7 mois après dina am élection législative diaspora bi day voté ndax am na sax ay député 15 députés yoo xam dañ ko tas ci diaspora bi comme Sénégal nga doon voté yow élection yooyu bala moo ñëw daañu ubbi révision des listes électorales comme ni ñu ko defee nii ci élection municipale yi ñu ngi ko ubbi ku nekk di bind élection député yi balaa agsi daañu ko ubbi yow mu nekk Italie su boobaa di nga dem ci commission bi nga xam ne ubbi nañu ko Italie nga dem yóbbu sa carte d'identité ak sa carte électeur ne leen man Sénégal laa doon voté mais léegi Italie laa bëgg a voté nga def changement de lieu de vote ou certificat de résidence te mairie ba nga nekk ak sa carte d'identité sa carte électeur dem ca commission administrative ba Italie ñu bind la ci bureau de vote ba foofu bu sa carte yi génnee balaa élection yi day ñëw Italie nga dem jëli ko soppi nga sa bureau de vote léegi voté too Sénégal Italie ngay voté léegi loolu mooy li ma lay wax yow xaaral jotagul fii ak mois de février wala mois de janvier février 2022 daañu ubbi période de révision des listes électorales
pour élection législative yi nga xam ne moo war a topp ci élection locale yi su boobaa yow ci ngay mën a dem soppi sa fa nga daan voté jëlee ko Sénégal indi ko Italie ci commission administrative bi nga xam ne dina ñëw Italie ñëw France ñëw ci dëkk yu baree bari ndax duñ def élection te ubbiwuñu liste yi révisé ko kon yow loolu laa lay wax. waaye yéen diaspora bi li leen war comme du ngeen wote mooy am ngeen temps mooy ni may def woote ke seen gox-goxaatee seen village yi seen groupe WhatsApp famille yi groupe yi ngeen bokk ak seen famille yi seen parents yi village ba ak dëkk ba yëpp fexe ba ñaax leen yee leen fexe ba ñu dem bindu ci ndax ñoom ñooy vote ñooy tànn seen i maire yéen liggéey boobu ngeen am ci élection yi ndax élection yi diaspora bi duñu vote ñoom duñu bokk ci élection maire yi moo tax commission yi ñëwul bi yoon waxoon naa leen fi bu yàgg samay live ne saa yu élection yi dëgmalee dinaa ki def ay live benn leen ko lu ci waaye bëgg a xam bu ma ko laajee dinaa ko wax ndax lu ma xam la les questions électorales de droit administratif de procédure tout ça lu ma ci waaye wax lu leer naan ñi laa lay wax li ma la wax du dañ nee naa leen buñ ci àggee naa ci ñëw dafa ci yéen ay live waxtaan ca yéen dindi leen ba ngeen xam ndax lii sama njariñ man mooy ngeen xam bu ngeen xamee rek réew mi dox Sénégal duñ ko tabax mukk lu dul li ma xam yéen ñëpp xamu leen ko te xam-xam bi dafa war a maase tàlli ñëpp xam ci xam-xam majorité ndaw ñi ñëpp xam ci la réew mi tegu ci yoon ndax ñàkk xam gi nekk ci réew mi moo tax ñi nekk ci réew mi nekk ay njublan ak triyande ak dégg mam bi di nax nit ñi ci ñàkk xam doo la ñuy nax nit ñi ñàkk xam moo tax ñu nax askan wi loolu dafa war a def diaspora bi amuñu inscription pour l'instant bokku leen ci élection yi bis bu ngeen war a def élection bu boobaa daa ci wax moo tax bëgguma dugal diaspora bi ci wax ji muy bari ci seen xel di yàq seen information lu ci nekk ak jamonoom ak ñi mu concerné yéen pour l'instant bokku leen ci vote yi war leen a voté ne leen tekk yéen lu dul xanaa di soññi ña nekk Sénégal ne leen dem leen bindu ji ci seen gox-goxaat yi loolu laa wax ci diaspora bi yéen élection tànn maire yi ak département yi bokku leen ci waaye bis bu ngeen waree voté bu soobee yàlla su boobaa man dinaa ci wax kon bu ñu ko ci yokkee ci wax ji na ngeen war a def te àggaguñ ci balaa booba mën ngeen ko fàtte te su ma ko dugalee ci wax ji mën na leen a embrouiller mën naa yàq seen xel ndax wax ji mën naa bari ba la ngeen war a xam ci élection yii ñu dëgmal ci maire yi ak département yi ngeen ñàkk ko ci leneen lu ma ci yokk lu jëm ci diaspora bi te àggaguñu ci tànn député diaspora bi wala tànn président yi nga xam ne ñaari élection yi ci la diaspora bi mën a bokk kon dañuy am méthodologie am organisation lu ci nekk ñu wax ko fañ ko war a waxee saa sañ ko war a waxee ndax mu yomb ndax li ñu bëgg mooy loo xam ne bu ñu ko waxee ngeen jàpp ko dootul dañ waaye bëgguñu bés bu nekk di ko wax ndax wax dafa métti kon dañoo bëgg am benn approche pédagogique benn doxalin woo xam ne doxalin la woo xam ne bu ñu ko doxalee am njàng da cay am njàng ma day gën a gaaw mokk rumbux ba duñ ci jaaraat loolu lañu bëgg moo tax lu ci nekk jamono bi ñu ko war a waxee ak ñi ñu ko war a waxal kon na ku nekk def ni président Ousmane Sonko def soññu waate soññu ndaw ñi ñoo ëpp ci réew mi waaye ñoo gën a sonn ci réew mi ñoo ëpp ci réew mi waaye ñoom lañuy gën a xañ seen i àq ak seen i yelleef ñoo ëpp ci réew mi waaye lu ñuy séddale duñ ci gis seen wàll ñoo ëpp ci réew mi waaye ñoom ñoo jël bateau yi dugg ci géej gi di dee ñoo ëpp ci réew mi waaye saa suñuy xeex ngir ay àq ak yelleef ci réew mi ndaw ñi rek ñooy dee gisagu leen fi benn mag bu dee ndaw ñi rek kay dee ba Sénégal di Sénégal ba léegi ca Blondin Diop ba léegi suñuy xeex àq ak yelleef pour démocratie ci réew mi ay ndaw rek kay dee gisagu leen fi benn mag bu dee mag ñi duñu dee ndax bu ndaw ñuy xeex mag ñi ña nga ci seen ginnaaw jéege di leen nappaaje mag ñi ña nga seen ginnaaw jéegi kenn du ci xeex ndaw ñuy xeex yéen ndaw ñi laa wax yéen a ëpp ci askan wi waaye yéen a ci gën a sonn te ñi ngeen ci ëppee ci lim noonu ngeen waroon a ëppalee ci liy ball ci réew mi di alal noonu la waroon a delloo ci yéen ndaw yi waaye dañ leen koo xañ mag ñi ñoo ko téye takk ci seen ñeenti jeeg ñenn ñi sax ëppal nañ ko di nappaaje seen i jeeg lekk seen i ganaar di dem umra jeeg aji màkk
di sol seeni garila ak seeni gasner di cantaka gàmmo ko màggal ak lu ne nga dul ci ngeen ñëw di leen ko jox ñu toog jàpp fa ànd ak Macky Sall su Macky tiitee ñu fexe ba dindi ko ci rank su Macky jaaxle ñu fexe ba jàppale ko Macky di leen ko jox ñu di ko jox Macky Sall xañ ko yéen ndaw ñi amu leen jabar amu leen doom amu leen i kër bu ngeen xëyee xaar seen yaay dem ca marché ba ñëw bu ñëwee togg fonde jox leen wala amu leen lu ngeen lekk amu leen mbubb amu leen dara yéen a ngi toog di xoolante nekk ci TikTok beeg ak làmb jeeg ak nawetaan yeeg ak yooyu yëpp baax na waaye yooyu yëpp nag li ko gën mooy njàng mu mucc ayib moo xam ku jàng métier la moo xam ku nekk ci école bi waaye lu mu mucc ayib njàng mi bu fekkente ne jéggal leen bu fekkente ne njàng mi bu bëttee sa njàng mu bët lay firndeel na njàng mi bëtt na mooy nga am liggéey njàng mu bëtt du njàng ba noppi de am say diplôme yëpp loolu du njàng mu bëtt njàng mu bëtt liggéey ya koy wane liggéey jàng ba noppi la nga jàng nga am ci liggéey di xëy loolu mooy njàng mu bëtt waaye njàng mu bëtt du jàng ba noppi am xam-xam xam lépp am ay diplôme foo leen naan man jàng naa am naa lii sama diplôme ngi nii te mënoo xëy moomu njàng bëttul am njàng mu bëtt liggéey ba am loo ciy dundee yor ci sa njaboot ci dignité moo koy firndeel te loolu amu ci réew mi ndax mag ñi nekk ci kaw sacrifier ndaw ñi nappaage seen i jekk ba ndaw ñi loolu dañ ko war a xeex mu jóge fi ma ñëw léegi ci élection locale Awa Cissé Gaye nee na waxal toujours ci utilité élection locale très bien élection locale moom ak élection présidentielle ñoo yem ndax dañoo am un état centralisé état boo xam ne dafa nekk benn dank benn taxaw lépp lu jóge ci kaw ci président bi mu war a dem ci askan wi bi ñu koy soog a taxaw république bi noonu la demee ñu dem ba yàgg askan wi ne ñun dañuy am léeg-léeg bëgg-bëgg yoo xam ne bu ñu ko bëggee man ma dëkk ca benn xool su ma ko bëggee war a dem ba Ndakaar wala ma war a dem ca capitale régionale bi Thiès pour uti ko fa këyit dafay metti ci man paas beeg dem dëkk bi ñu gis ne kon état centralisé mooy lépp loo xam ne état da koo amel askan wi bu nekkee ci état bi léeg-léeg day jafe ci askan wi pour mu mën caa àgg ndax soriwaay beeg distance beeg paas beeg yooyu ak tolof-tolof yi ñu def ay acte yoo xam ne jël ay décision ci biir état bi ñu ne léegi nguur gi état bi dañ ko xaaj ñaari xaaj ñu koy xaajee ñu ne dañuy am état centralisé ak état décentralisé donc mairie yeeg yooyu ci état la ñu bokk ce qu'on appelle les collectivités locales ce sont les collectivités territoriales état moo am lu mu jël ci moom wàcce ko ci gox-goxaat yi sañ-sañ yi mu amoon moom état yu war a dem ci askan wi lu mu amal askan wi ak lu ko askan wi sañ a laaj nga xam ne état day kawe day sori jot ca Macky Sall ak ministre yi day jafe ñu ne nañ ko wàcce ba ci goxaat yi mu jege ñu ne loolu kan moo koy toppatoo ñu ne dañuy tànn koo xam ne day am taxawaayu président de la république déglu leen baax de comme ni ñuy tànnee président de la république noonu la ñuy tànnee kookee ñu tuddee ko le maire bi kookoy ki nga xam ne moom dafa am taxawaayu président ca gox ba nga xam ne fa lañ ko fal maire lépp lu wër gox ba da caa am sañ-sañ di ci jël di ci dogal ci waaye nag la muy dogal ak di ca jël ay dogal di am ca sañ-sañ loola dañ koy xaatim ci këyit mu nekk ci code du lu ko neex lay def du lu ko neex lay dogal déedéet dañ koo encadré ne ko lii yaa ko war a def lii yaa ko war a def lii yaa ko war a def lii nag yow waroo koo def nekkul ci sa pouvoir ci pouvoir yu état la nekk gouverneur moo koy jël wala préfet wala sous-préfet wala ministre de l'intérieur wala le gouvernement kon état mooy lan mooy président de la république après président de la république gouvernement ministre yi ak administration yi direction générale yi yooyu yépp boo ko boolee mooy deuxième niveau bi troisième niveau bi mooy l'administration régalienne administration régalienne mooy lan xam nga directeur général RTS il n'est pas de l'administration Macky Sall la ko fa nommé ce sont des postes politiques ñooñu mooy les administrations yi nga xam ne dañu dépendre ci nomination politique yi mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall nekk APR Macky falu rek ñu fal leen ñooñu bu Macky wàccee dañuy wàcc parce que ñooñu dañuy ànd ak Macky ñooñu politique moo leen fal kooku benn pàcc ci administration bi mais dafa am beneen administration centrale administration boo xam ne régalienne mooy lan mooy les commis de l'état mooy ñi nga xam ne ñooy suq état ñi nga xam ne ñoom dañoo jàng seen njàng màcc ci yore état muy les gouverneurs les préfets les sous-préfets les inspecteurs des finances les inspecteurs du trésor
les inspecteurs des douanes, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs du domaine, les inspecteurs du travail. Ñooñu, c'est l'ossature de l'administration pure. Ñooñu, ce sont des administrateurs du siège. Ñooñu dañoo toog, ñooñu duñu dem. Man nga leen a affecté, man nga leen a nommé directeur général nga wàcce leen, waaye ñoom ce sont des fonctionnaires. Hiérarchie G, hiérarchie A, hiérarchie B. Ñooñu, ce sont les commis de l'État. Ku dem, ku ñëw fekk leen fi, ku dem ba leen fi. Tant que demuñu retraite. ñoom ñooñee tamit am na ñu ci jël ci ñoom ba ñu décentraliser créer ay collectivités locales ay mairies ak ay départements nga xam ne jubluwaay bi mooy fexe ba askan wi mën a jot ci état ñu jegeel ko askan wi yombalal ko ba lépp lu mu soxla ci administration ci état du dem ba Ndakaaru yéeg ba ca kaw déedéet ca fa mu dëkk ca dëkk ba mairie ba dañoo am lu ñu tuxal ci kaw état bi indi teg ko ci kaw loxo mairie bi ne ko lii mën nga ko def lii mën nga ko def ngir askan yi mën a jotandi ci seen i bëgg-bëgg loo xam ne état moo leen ko amee ci ay wàllu këyit ci ay wàllu lépp loo xam ne mënoo ko am fenn lu ci état moo tax ñu ne dañ ko wàcce ci askan wi muy donc la gestion de la collectivité de proximité mooy toppatoo askan wi toppatoo goo xam ne da nga leen di jege nekk ci seen biir xam seen i jafe-jafe dafa am njëriñ ci askan wi waaye dafa am njëriñ aussi état ndax état dafa sori lii xew ci gox-goxaat yi bu fa état wàccil boppam créer mairie teg ko fa jox ko ay pouvoir jox ko xaalis mu war a faa taxawu askan wi waaye mairie bi ni muy taxawoo askan wi tamit noonu lay jëlee ay information ci askan wi ay enquête pour di ko yéega ci état bi pour que état bi xam jafe-jafe askan wi loolu mooy loolu maire mu am ay sañ-sañ yoo xam ne sur le plan budgétaire sur le plan des investissements sur le plan du foncier sur le plan donc de la fiscalité am nañu ay taxes yoo xam ne ñoom communes yi maires yi mën nañ ko jël directement def ay taxes am nañu ay dotation maanaam koppar ci budget état buy jóge ci état di ñëw ci ñoom di fay seen fonctionnaires yi di fay seen équipement yi di participer aussi ci seen ci yenn projet de développement yi waaye li tax mairie Dakar sénégalais yi amaguñ doole ba léegi mooy dañoo décentraliser pouvoir yi maanaam dañ leen a jox ay sañ-sañ yu bari waaye décentraliser wuñu la finance maanaam koom-koom bi nga xam ne moo war a tax ñoom mairie yi ñu mën a liggéey seen gox-goxaat yi ba mu soqaliku te xaalis a koy def état bi dafa téye xaalis yi ba noppi sant leen lu bari ci wàllu ay sañ-sañ waaye sant googu defu ci loxoom ci wàllu koppar yi dañ koo téye centraliser ko alors que décision yi pouvoir yi dañ koo décentraliser jox leen ko acte 3 bi nga xam ne moom lañuy layam ku nekk di ko wax ñu yaakaar dafa am ay innovation mënta am lu dul boo décentraliser sañ-sañ yi nga boole kook man-man yi mooy koppar fexe ba ñu mën a am ñoom seen fiscalité locale bu am doole di dëgg ay impôt ñu di ko fay mu am traçabilité am transparence ñuy voter budget bi dans la transparence di ko publier au niveau de la mairie citoyens yépp am accès ci budget commune bi bu conseil municipal amee nga xam ne conseillers yi ak maire bi ñooy toog discuter orientation budgétaire bi valider donc poste par poste ci budget bi discuter les projets les investissements xool li priorité ak li askan wi soxla yépp ñu taxaw ci mu am transparence ñu def li ñu tuddee seen débat d'orientation budgétaire bu ñu defee débat d'orientation budgétaire bi présenter budget bi askan wi ñoo taxaw am benn vigie citoyenne bu ñooy taxaw citoyens yi organisé association yi ñun que nii lañ ko gisee d'accord ñu li kër waxtaan ba juboo ci intérêt gox ba maire bi ñu adopté ko conseil municipal bi ñëpp jóg voté ñu ne budget adopté mu nekk ci sensu kii bi ñu am ay structures yuy contrôler le fonctionnement des mairies l'exécution des budgets la transparence et la lutte contre la corruption ñun loolu la ñu bëgg loolu la ñuy rêvé dafa lañ jëm incha allah loolu nag amagul ci nguuru Macky Sall gi njuuj njal dagg fii taf fee taf yëngal fii pour mën a jàll sàcc àlal réew bi ñoom ci loolu lañ nekk mais ñun état bi ñu bëgg état bi ma bëgg dafa leer sama bopp man fi ma jëm dama ko xam état bu leer la am sama bopp man organisation management de la gestion publique bu leer nañ la am sama bopp dafa leer làmbatuwuma fi ma jëm xam naa ko man làmbatuwuma de nekkuma di xeex parce que rek damaa am ay yëg-yëg parce que et puis ak phénomène la Sonko dafa xew déedéet li may xeex lu ma xam ne fi ma jëm lu ma xam na moo ma yeewoon guddi ma wax la man Sénégal architecture Sénégal bi ma bëgg ma tari loxo kon njëriñu maire yi mooy yombalal askan wi seen jotin ci seen i ay àq ak seen i yelleef lu mel ne kayitu juddu maire yi day koy joxe certificat de résidence maire yi day koy joxe permis de construire maire yi day koy joxe foncier bi
ki foncier kër yi ak suuf si mairie bee koy joxe. mbalit mi ci dëkk bi mairie bee ko ramasser traitement des ordures mairie bee ko yore daf ci am ay compétences yu bari yu ñu ko jox ne ko lii yow mairie bi yaa ko yore lii yaa ko yore lii yaa ko yore lu ki nekk nag la ca war a dem ci xaalis ñu jox ko ko waaye bàyyiwuñu mairie bi moom mu mën a toog ci conseil municipal bi décider ni ñun ko dañoo bëgg a def créer benn taxe bu bees dëkk bi am na marché bi kat am na juuti waaye gis nañ ne marché bi jaaw bi dox na léegi ñun commune bi nga xam ne fi la marché bi ne dañu bëgg a teg benn taxe boo xam ne bu ñu ko tegee dana ko tax ñu gën a am ay moyens am ay millions tabax ay lycée tabax dispensaire centre de santé tabax ay tali tout ça parce que bu ñu amee xaalis ci fiscalement ci la ñuy gën a am budget ci la ñuy gën a mën a tabax waaye loolu état bi joxul sañ-sañu mairie yu bari pour ñu mën a créer seen fiscalité locale mën a créer impôt ci seen gox-goxaat dafa centraliser taxe yëpp di ko encaisser au niveau du trésor bu at bi jotee bu ñu defee seen ay budget ñoom mairie yëpp ñu remonté ko ministère de l'intérieur ñu remonté ko au niveau du ministère des finances di leen ko dagg di leen ko compal di leen ko jox chaque trimestre ba at mi jeex c'est bien loolu dotation dafa am lu ñu tuddee la dotation globale d'investissement dafa am loo xam ne état moo koy jukki ci budget bi jox ko mairie bi waaye loolu doyul loolu boo ko defee ba noppi dangaa war a fexe ba bàyyi mairie bi mu am sañ-sañu créer impôt local ca dëkkam am na usine bu fa nekk am na lu fa xew am na spécificité am na ñuy bay am na agriculteur am na boucher am na marché tout ça mu teg ci ay impôt waaye nag du ko ci teg ba noppi pour sàcc ko lekk ko de da ko ciy teg ngir njëriñu askan wi ñu am ay stades municipaux yu baax gazonné entretenu am ay centres culturels yu baax cinémathèque am ay vidéo am lépp am dispensaire hôpital bu baax mairie municipalité bi yor ko dégg lu baax loolu moo tax ñu teg impôt yi pour mu dellu ci askan wi la waaye non seulement amuñu fiscalité locale waaye amuñu capacité de emprunter maire yi mënuñoo leb xaalis état rek moo am sañ Macky Sall bis mu leen ngeen dëkk mu ne dem naa lebi 500 milliards 1000 milliards ci turu Sénégal Macky état mën na ko mais gis ngeen benn maire bu am sañ-sañu def leb xaalis état dafa interdire maire yi ñu leb xaalis te maire yi war nañoo am capacité mën a leb comme ni ko état bi lebe Macky day leb rek ci suñu tur pourquoi maire yi waruñoo mën a leb maire Kébémer pourquoi warut a mën a leb 10 milliards pour tabax Kébémer war na ko mën mairie France yi dañuy leb xaalis mairie France yi am nañ capacité de def emprunt au niveau des banques pour de ay investissement tabax ay stade tabax ay hôpitaux chaque année ñu di ko fay ndànk-ndànk ba bor bi jeex mairie sénégalais yi mënuñu ko parce que Macky Sall moo ko nanguwul moom mën naa leb waaye nanguwul ñu nekk ci suuf état bi mairie yi di leb loolu dañ ko war a réformer waaye nag booy leb loo mairie yi di leen jox pouvoir pour ñu mën a leb da nga koy encadrer am ay corps de contrôle yoo xam ne yu républicain yu sévère am ay cours de contrôle yoo xam ne ñooy contrôler l'exécution du budget waaye ñooy contrôler le taux d'emprunt des mairies parce que am na mairie yoo xam ne boo leen bàyyee na leen mën ngeen a leb dañuy dem lebi 1000 milliards sàcc ko détourné ko askan wi ñooy fay erreur yi kon mairie yi war nañu mën a permettre ñuy leb def ay emprunt pour def ay investissement bu fekkente ne xaalis bi état bi doyul fiscalité bi ñu am doyul ñuy leb waaye nag sous le contrôle de l'état parce que maire yi bu ñu endetté woo lu mu bari day mujj ñëw loo gàddu ci loosu état yooyu yëpp ay réforme la yoo xam ne incha allahu rabbi bu ñu falee Ousmane Sonko c'est des sujets yoo xam ne dañ ciy waxtaan fexe ba dem en profondeur fexe ba moderniser les communes fexe ba maire yi am ay pouvoir waaye nag su boobaa du ñu fal maire n'importe qui de lii ma leen di wax nii c'est technique ku amul niveau ku jàngul mënoo nekk maire su boobaa maire yi ñuy fal dañuy am compétence parce que fal ko xamul dara mooy waral nga fal ko mu dem leb ay milliards sàcc ko détourné ko ñu nekk fi di yéeg a wàcc justice amuñu temps boobu dañuy xool ñu compétent ba noppi am intégrité nekk ay patriotes ñooñu lañ jiite na ak fu mën a bokk nag teg ko jox ko ay pouvoir politique jox ko ay pouvoir administratif jox ko ay pouvoir financier mu mën a am budget mën a emprunter mais sous le contrôle des corps de contrôle de l'État indépendant et strictement sévère parce que lépp dafa war a dellu ci askan wi ok responsabilité loolu mooy njëriñu mairie yi dama ko tënk waaye li ma mën a wax ci mairie yi bari na seen ay compétence bari na waaye dañoo amul xaalis benn ñaareel bi dañuy njuuj njaaj ñetteel bi mooy mairie yi am nañu compétence di créer activité économique maanaam ñu ne mairie Kébémer ñu ne dañuy créer benn zone économique wala benn zone industrielle jël mécanicien yi jël benn 10 hectares tabax ko def ci ay tali ci biir ay hangar ay entrepôts day dugal fa jël les entrepôts dugal fa hangar yi dugal fa jël
corps de métier yu bari dugal ko fa ñu ne fii mooy zone industrielle bi amatul nga nekk ci sa buntu kër génn dégg mécanicien bi kii daaj fii que déedéet lutter contre les nuisances dagale mécaniciens yi corps de métier yëpp nga ut benn zone industrielle dugal leen fa ñoom ñëpp nga xam ne foofu kenn du fa dëkk liggéey rek la bërëbu liggéeykaay aménagé ko am oto yu fay dem ak dikk am tali ci biir tout ça nga aménagé ko ba lépp nag booy nga dugal leen fa da ngay fay taxe professionnelle TP di fay impôt sur la société ña fay liggéey di fay impôt sur le revenu nga mettre les communes en compétition commune bu ci nekk xool ay capacité am ci wàllu agriculture ci wàllu industrie ci wàllu pêche commune bu ci nekk mu xool atu yi mu am ci wàllu tourisme def ay promotion touristique def campagne fexe ba am ay hôtel yu baax di xëcc touristes yi muy ñëw ndax day am taxe tourisme dañ ko def taxe journalière de tourisme bu ñu ci nekk jour bu nekk dafa am lu muy fay loo xam ne dafay dem ci commune bi su boobaa ñoom daa ngi defal aménager seen dëkk yi mu set baax ba ku nekk mën fa ñëw investir investissement yooyu daf ci am lu bari loo xam ne ci keesu commune bi lay dellu commune bi delloo ko ci askanu ci ay infrastructure terrain stade kër yi ñu leen defaral logement HLM logement sociaux pour ñu amul kër ñu mën a nekk foofu du luyee ci njëg yu yomb mu am commerce am industrie am transport public ci biir dëkk bi mairie bee ko gérer am gestion des ordures ménagères lutte contre l'environnement contre xam nga la dégradation de l'environnement fexe ba mu nekk propriété hygiène santé éducation subvention cantine scolaire garderie d'enfants ñi nga xam dañuy liggéey seen doom yi ñu mën nañu yóbbu ci garderie bi ñuy fo uta leen ay jouet di leen faj am ay docteurs yoo xam ne mairie ba leen di fay ñuy xool wér-gu-yaramu xale yi yaay yi ko ëmb ñu la topp te yooyu yëpp ñu di ko xool décentraliser ko jox leen budget ñuy liggéeyal askan du ci gis seen bopp ngi mairie yooyu ñoo am njariñ te loolu mooy fi ñu jëm ak Pastef foofu leen jëm loolu moo tax nag lii lépp nag moo tax président Ousmane Sonko ne ngir yàlla dem leen ngeen bindu ji soññu leen seen rakk yi seen mbokk yi ci village yi ci WhatsApp yi ci WhatsApp TikTok bee xawma yooyu ngeen nekk yépp ngeen fexe ba ndaw ñi dem bindu ji ndax lii may wax nii moom la ñu mëbët loolu la ñu bëgg foofu la ñu bëgg a jëm te la ñu koy may lenn képp la mooy ay carte électeur ngeen jóg voté ci ñi ngeen war a voteel ñu mën a jël réew mi ci ni ko yoon tëralee mën a tegal programme yi bu amul yéen ñëpp gisuma leen mbaaw li ma leen di wax lu leer naññ la kon loolu ci tënk mooy li nga xam ne moom laa doon indi ci wàllu mairie ni mu valable ci mairie bi noonu la valable ci département bi ndax mairie bi benn commune rek la mais département bi ay communes yu ñu boole la yëkkati ko au niveau départemental daf ci am ay prérogatives ay sañ-sañ yoo xam ne département bi ñoom ñoo ko sañ ba ci tali yi am na tali yoo xam ne route municipale la mairie bi moo koy defar moo koy entretenir am na tali yoo xam ne mairie bi sañu ko laal te ci biir dëkk bi la nekk mais tali boobu département bi moo ko moom moo ko war a defar gis ngeen bu dee France njàng mi primaire non maternelle primaire ba élémentaire mairie bee ko gérer mooy jënd fourniture yi mooy tabax salle de classe yi mooy def lépp mooy indi sécurité yi mooy dagg gazon bi mooy peinture mooy réparer mooy indi lampe yi mooy def lépp ministère de l'éducation xam nga lu muy indee affecter les enseignants moom mooy affecter enseignants yi leen fay waaye école bi tabax bi peinture bi entretien bi sécurité bi gardien bi yépp mairie bee ko yore moom lañ ko jox moo koy tabax France maternelle primaire élémentaire mairie bi nga am sa nga def CM2 dem collège boo demee collège mairie bi pare na ci kan mooy ñëw léegi département bi moom moo yore collège mooy tabax collège bi mooy def la mairie bi doon def ci école primaire bi département bi moo koy def ci collège bi 6e 5e 4e 3e mooy tabax mooy saytu mooy entretien mooy garder mooy def lépp ministère de l'éducation mooy yónnee jàngalekat yi moo leen di fay ku nekk li war a def nga def 6e 5e 4e 3e am sa BFM génn collège dugg lycée boo demee lycée kan moo ko yore région bi moo yor lycée bi région bi
ñoom dañoo am mairie am département am région lycée bi région bee koy yor moo koy tabax moo koy saytu mooy entretien mooy def lépp ndax jox nañ ko budget pour loolu waaye ña fay jàngale ministère de l'éducation nationale moo leen ni affecté foofa nga am sa bac wala dem université université nag état moo yor université ministère de l'enseignement supérieur état moo yor université gis nga ñoom ni ñu ko organisé ku ki nekk da nga def sa liggéey ndax dañoo am ay corps de contrôle ci ginnaaw yoo xam ne ku ki nekk boo deful sa liggéey rek ñu dal fekk rek sa ndigg loolu mooy ak yeneen yu ci bari yoo xam ne sur le plan donc de la solidarité ndimbal la gis na ni ñu ne yor xaalis bi ministre bi di séddale Macky Sall tout ça yooyu yëpp dañ ko war a wàcce ba ci maire yi ñu am ay budget social li ñu tuddee en France CCAS muy la caisse communale de l'action sociale CCAS dafa am ci mairie yu bari en France lan mooy seen liggéey dañ leen di allouer budget 1 milliard 2 milliards commune Kébémer par exemple ci biir mairie bi daf ci am côté social ñu jël 2 milliards 3 milliards jox leen ñu ne pour lan la pour ñu néew doole ñu ndimbal yi ordonnance yi ngénte yi xew-xew yi ñu am ay jafe-jafe amuñu lu ñu lekk denrées alimentaires yi ñoom ci budget social boobu lañ leen di dimbale waaye duñ ko jox di ko jox yaa ma neex di ko politique déedéet pour ñu mën la cee jox dafa am ay critères yu ñuy définir ñu xool sa avis d'imposition xool sa revenu ci li nga déclaré na yow at mi yépp lii nga ci am ci koom ñu xool ndax tu es imposable wala tu n'es pas imposable su fekkante ne xool nañ sa déclaration de revenu yépp ñu gis ne lu néew la lii mënoo cee dund critères yi ñuy définir ci conseil municipal bi ne kii mën naa am ndimbal ndax kat ab amam ci at mi nii la toll kon dafa néew ci néew doole yi la bokk kooku war nañ koo dimbale kooku day dugg du maire bi mooy toog di politique di xool ku ko neex di déedéet dafa am commission bu réunir ñu fixé règle yi woo ñi bëgg ndimbal kenn ku ci nekk ñu laaj la say këyit bi ci jiitu mooy le machin là comment ça s'appelle encore l'avis de revenu fiscal c'est important ci la ñuy définir lépp suñ gisee ne am nga doole yow kenn du dimbali ñi amul doole la ñuy dimbali moo am ci États-Unis moo am France moo am dans tous les pays développés c'est comme ça que ça se passe mu nekk ay critères yu fixe yoo xam ne kenn du ko changer amul yaa ma neex amul tulli ma la neex ak comme Macky Sall toog bañ ne suba l'élection yi nga génne sa décret def ci say lu la neex xañ ndaw ñi possibilité ñu am carte d'identité loolu amul def loolu dafa la dakk mu ne Akhenaton, dis-moi quand est-ce que le vote a changé quelque chose dans ce pays? Oui, le vote n'a pas changé quelque chose dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on a voté pour des gens qui ne sont pas capables de changer quelque chose. Le vote, le problème n'est pas le vote. Il ne faut pas critiquer le vote. Le problème, c'est pour qui on vote. Est-ce que nous votons en C'est le problème. Mais le vote, on peut critiquer. Le vote n'est pas un problème. Au contraire, il faut inciter à voter. Mais quand on va voter, question depuis qu'on a commencé à voter, qu'est-ce que ça change? C'est pas le vote qui change. Ce sont les gens pour qui on vote qui doivent changer. S'ils ne changent pas, il faut continuer à voter d'autres personnes pour que le changement arrive un jour. C'est quand on vote qu'on change. Tant qu'on ne vote pas, on ne trouve pas sur la bonne personne. Donc le vote n'est pas un problème. Le problème c'est que nous, Sénégalais, nous avons voté que nous avons 2000 francs, un t-shirt, ben vaccin, double ci auto mobiliser wala diw kat diw la ci mbotay bi lañ bok ñoo bok daayira wala ñoo bok dégg nga groupement financé nañu 1 million Mariam Faisal jaar na fi jox nañu ay pakoti wala Macky Sall kër ñu daal di dugg maire ñepp jóg mariire ndoo yi loolu mooy indi problème ni mais buñ doon voté di tànn ci xam-xam di tànn ci kii leen di jariñ kon voté bi changé na bari àdduna bi yépp lu fi soppi ko tànn moo ko changé nit ñi il faut ñu leen di tànn le problème c'est pas le vote le problème c'est comment on vote et pour qui on vote. C'est ça le problème. Mais le vote en soi n'est pas un problème. Il faut pas... Parce que soit on mais le vote est amul. C'est pas le vote qui est amul. Ni voter à qui ni voter, mon manuel est sorti.
waaye vote moom du fi mas a jóg ndax ñëpp mënuñoo jiitu ñëpp mënuñoo toog il faut que am ñu diriger àdduna bi ñëpp mënuñoo toog anarchie lay nekk ñëpp mënuñoo jiitu anarchie lay nekk il faut que am ñu tànn kon tànn du fi jógee vote du fi jógee kooku dañ ko war a taxaw parce que mooy suñu sécurité bu des nag ñu yéen nit ñi ci naka la ñu war a voté ak kan la ñu war a voté ak kooku bu ñu ko votélee ba mu tas seen yaakaar naka lañ ko mën a seppee teg fi keneen bu leen kooku waree ñu continuer waat di tànn bis dana ñëw ñu am ku baax ku dul tuxu doo xam fu dëkk neexee ku dul tànn doo masa am ku baax il faut ngay tànn ñu lay war ngay continuer di tànn ba keroog ngay am ku baax il ne faut pas avoir ce discours de renoncement ce discours xam nga naan jaru ko ay voté nañu ba tey non parce que loolu boo ko defee c'est pire parce que da ngay toog ci subi tubaab bi lan lañ ñu rawee Pastef abnégation du ñu bàyyi mukk mais ñun bu ñu defee benn ñaar doxul ñu découragé li ñu bëgg dafa yomb il faut que li ñu bëgg mu jaral ñu suñu dund gépp man duma mas a bàyyi su ma faloon tey Ousmane Sonko mu décevoir ma damay taxawaat fipp keroog laay gën a taxaw pour xeex fexe ba folli ko fal keneen kooku su ñëwee di trahir ma keroog laay gën a taxaw fexe ba folli ko fal keneen man tant que déwuma damay voté man duma bàyyi de parce que su ma bàyyee lu ma def damay toog di subir naan jaru ko il ne faut pas avoir ces discours défaitistes changer de disque le vote c'est d'abord un devoir c'est un devoir citoyen bu nekk da ngaa war a voter c'est un devoir d'abord loolu mooy premier sens bi deuxième sens bi mooy daf lay permettre nga améliorer sa qualité de vie par le choix ay nit ñu baax mooy deuxième sens bi mais premier choix bi mooy damaa war a voter citoyen dama ko rek kooku du lu ñuy sàggane du lu ndaw de bu ko kenn caaxee naan def naa ko benn ñaar ñett doxul loolu ñi koy def mooy ñu yàkkam ñi nga xam ne ñoom dañoo bëgg a fekke lépp dañoo bëgg li ñuy xeex fekke njariñ li man li may xeex man Sénégal gi ma bëgg du ma fekk aw ma sax sikki saak Sénégal gi may ganeer man di ko xeex nii bis buy am dana ma fekk ngeen fàtte ma yéen ñëpp xam naa ko mais dama koy xeex mais nit ku nekk sa bopp nga li ngay xeex da nga ciy gis sa bopp boo ko ci gisul découragé mais xeexu leen Amérique gii ngeen di wax France Japon gii ngeen di wax Chine gii ne ko xeex anañu ña ko doon xeex démb pour mel ni anañu ña nga ca barzaq bu yàgg il faut que ngeen fàtte seen bopp yi sacrifier seen bopp yi xeex ngir génération yi war a ñëw suba loolu la Sénégalais yi mënul ñi ci ëpp bokk mënuñoo fàtte seen bopp yi xeex ngir suba ak gannaaw suba nga xam ne du leen fi fekk waaye ñii ñëw ëllëg bu ñu xoolee seen ginnaaw dem ci live yi ak ci bind yi ci livre yi daañu ne Akhenaton kat ak Ousmane Sonko ak diw ak diw ak diw kat suñu maam yii amal nañ leen njukkal parce que ñii suñu nooflaay gii ñu nekk tey ñoom la woon démb damay toog ay tubaab fii ñu ma koy wax ñu ne ñun suñu maam yi dañoo xeex tey suñu confort bi ñu am ni suñu ay maamaati maam ñoo ko doon xeex ba démb dañu leen fonk dañuy dem ci armée dañ fa tegal ay fleur ñoom ay nit lañu mais ñun boo waxee ñu naan boobu ba léegi ñu ngi voté jëriñ dara mais mënut a jëriñ dara parce que bi ñu commencé léegi yàggul ñun defaguñu sax siècle d'indépendance amaguñu benn siècle indépendance 60 lañu am indépendance tubaab yi ay siècle lañ construire seen démocratie électorale ñun demaguñu fenn bëgg a décourager parce que lépp dañ koy bëgg jooni tout de suite léegi njëriñ looy fekkee non njëriñ looy fekkee amut kon nañu gën a taxaw gën a fàggu gën a ñaax askan wi rawatina ndaw ñu jóg dem bindu ci bañ a tàyyi bañ a bàyyi bañ a waajal bañ ne naa bàyyi ba suba des na ay fankat non des na déedéet semaine bii ñuy dëgmal deuxième semaine bi suba lay am une semaine bi ñu ubbee vote yi bi ñu ubbee mbindu yi semaine bi ñu dëgmal semaine prochaine bi ci lay am ñaari semaine prochaine bi képp ku ci déposé lu carte d'identité boo motul doo bokk ci élection yi ndax le temps que nga koy dugal muy dem bay génn bay ñëw nga jël ko dem ca fa ñuy bindoo pour bindu ji dana fekk app bi ñu jëloon jeex télé bi muy 1 mois 8 jours 38 jours dana fekk mu jeex kon lu ngeen gën a bis waxtu bi ngeen ñàkk seconde bi ngeen ñàkk rek yéen a ngi xañ seen bopp mën a tànn su bisu élection yi su boobaa nag bu leen ko kenn jooy su Macky Sall taxawaatee làbbaliwaat leen ko jël alalu réew mi sàcc ko taxaw naan 3e mandat yéen ndaw ñi bañoon a voté jóg bu fa kenn nekk di wax bàyyi leen TikTok bi
wàcc leen TikTok beeg làmb jeeg caaxaan yi te ngeen xool seen avenir ngeen jóg dem bindu ju taxaw yittewoo soppi réew mi bàyyi pecc mu bari meeg TikTok yeeg caaxaan yi te ngeen jóg farlu taxaw ci seen bopp yéen ndaw ñi. bac bi xoolate mënta nekk ay taux de réussite au premier tour de 1%, 2%, 3%. Sur 100 élèves kenn moo ciy am bac d'office wala ñaar c'est une catastrophe. lenn li état bi la sàgg na njàng mi waaye lenn li yéen ndaw ñi jàngatu leen fo rek TikTok téléphone WhatsApp Snapchat du ngeen ubbeeti livre kenn jàngatul ndax téléphone yi résultat yaa ngi nii voilà les résultats. ba examen yi ñëwee ngeen bëgg ku leen defal examen kii jël jëkkëram solo ko mbubu jigéen mu dem defal ko examen ku góor ki jël tay baasu jëkkëram jël caayam solo ko jabaram pour mu dem defal ko examen parce que yéen a ngi ci TikTok beeg Facebook bi du ngeen jàng amu leen culture générale du ngeen jàng amu leen ay professeurs yu baax nguur gi defatu ci xaalis grève bi bari na vous passez plus de temps ay TikTok ay Snapchat ci Facebook yu kenn xamul di fecc ak yëfi ñàkk fayda yoo xam ne bu examen yi ñëwee nag ngeen bëgg big bi bind big bi du bind parce que jàngu leen waxtaan wax dëgg ci la. Les résultats au bac sont catastrophiques. Ce sera le plus mauvais bac du Sénégal cette année. ndax lan réseaux sociaux yi pour ñoom seen responsabilité bopp ñoom xale yi waaye état bu désengagé wu ci njàng bi tas yàq lépp du ci def xaalis njublan rek. c'est du 31 au 8 c'est ça muy 38 jours presque kon loolu laa ne woon naa ko indi sant ci rek ci président li mu génn tey may nañ ci jaraat rawatina li mu wax muy information bu ma amul woon te mooy ba ñuy négocier ci yii ca biir dialogue ba ñoom dañoo lànkoon ne carte d'identité bi suñ ko dugalee ci mbir mi ndaw ñu bari duñu mën a bindu ndax day yeex bala muy génn ba ñu ciy jot di dem ca mbindu ma di bind day yeex dana fekk app bi délai bi jeex. ñoom ñi nekk ci biir administration bi waa DAF ànd ak Macky Sall ministre de l'intérieur ñoo leen ne daañu fexe ba carte d'identité bi ñu yombal ko mu gaaw képp ku déposé bu defee juróomi fan nga jot ci sa carte d'identité ñoom ñoo ko wax de Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ne ku déposé carte d'identité balaa def juróomi fan nga jot ci nañ leen xaar ba xam dem leen déposé seen carte d'identité téye seen récépissé ngeen bañ ko réeral ndax carte d'identité bi su génnee da ngeen koy fob jël ko boole kook certificat de résidence ba ngeen am ci seen mairie dem ca bindukaay ba bindu ngir seen carte électeur mën a génn bu bisu vote baa ngeen mën a tànn vote réew mi am jàmm bu loolu amul réew mi da am jàmm. waaw Macky Sall nag xëy na bëggut a dem élection wala boog bu dem élection da koy dem sans ndaw ñi bëggut a dem élection ak ndaw ñi bu nammee dem élection ndaw ñi bu ndaw ñi naree inscrire massivement da koy fexe ba saboté ko ba élection yi du am ci xuloo xeex ak xañ ndaw ñi seen i mbir ba yëf yi bloqué wu ñu ne mënuñu dem élection parce que dañ ko bloqué réew mi tàkk na pour ba nga dem moom fi mu toll nii moom loolu la bëgg moom képp mooy dem ci ni mu ko bëggee su loolu mënut a am mu bloqué ndaw ñi génn fipp coow am ci réew mi ñu aj élection yi parce que moom xam na ne bu demee élection ak ndaw ñi da koy ñàkk kon li mu bëgg mooy dem élection sans ndaw ñi su ko ndaw ñi nanguwul jóg taxaw fipp réew mi tàkk da ciy trouver lay aj élection yi ne kon mënuñu ko def ci condition yi bii wala bee rek mais moom du xaru moom du dem élection yi muy ñàkk xalaatu ko ndax amul élégance bi il n'est pas républicain partem APR la ko tuddee Alliance pour la République mais Macky n'a rien de républicain rien. C'est un anti-républicain. C'est un casseur de république. Il n'a pas d'éthique, il n'a pas de morale, il n'a pas d'élégance républicaine. Voilà Macky Sall. kon ñoo ko déggandoo ñoo ko yëgandoo ñun ñëpp xam nañ li xew. jërëjëf kenn Mariama Seck ñu ngi lay nuyu waaw déet waaye kenn Mariama Seck nee na yow la ñu war a sant yow mi ko woo déet man dama doon sàkku rek dama doon yuuxu rek wala na ñëpp génn na ku nekk wax rek comme génn na wax moom nañ ko sant bu baax a baax ci loolu ndax it
Bah, Ousmane Seck, les étudiants qui sont au village doivent conscientiser et faire obtenir, inscrire leurs parents. C'est ça. Ñun ñëpp ci village lañ jóge kenn ku ci nekk am ngay mbokk ci village nañu fexe ba relayer information bi ci village fexe ba relayer information bi ci village yi étudiants yi nga xam ne ñu ngi ay vacances ñoom xëy na ñooy gën a comprendre le process nañu nekk ay volontaires les étudiants les élèves soyez des volontaires auprès des vôtres dans les villages comme les volontaires américains du corps de la paix le Peace Corps américain. Quand John F. Kennedy a été élu en 1961-62, il a créé ce qu'on appelle le corps de la paix américain. Il les a envoyés à travers le monde. Ce sont les Américains les plus patriotes au monde. Des volontaires qui sont au service de la patrie américaine. Eh bien, vous dites des patriotes. Vous, les Sénégalais. Vous, les patriotes. Soyez des volontaires auprès donc des couches les plus vulnérables pour les sensibiliser, les accompagner, les aider à s'inscrire sur la liste. Ça, c'est une autre forme de don de soi pour la patrie. C'est pas une parole, c'est pas un slogan. C'est une action sur le terrain. Dugg ci àll bi muy taw muy nees nga sol say bot taxaw geteru ba taxaw dugg ci àll bi di sensibiliser bu añ jotee amoo loo añee nga gësam si déem gi wala nga dagg ci dara gase bi gësam am benn fruit bu lekk nga wadd nga far lekk boo demee ba amoo ndox mar nga këréb nga dem ci dex gi naan ci dex gi avancé pour sensibiliser nit ñi les Américains yi ñëw Sénégal yooyu ñoom noonu la ñuy def dañuy xoslu c'est des patriotes waaw te kuñ ci nga Américain bi moo la man moo la gën a nekk girée nga xaaju na mënut a nekk waaye li Américain bi sañ def ci xoslu ci ay sacrifice ci xañ ko boppam ngir patrie boppam ngir États-Unis moo tax États-Unis ca kaw rek lay nekk parce que doomi Américain yi ñoo bëgg seen réew nekk ca kaw te ñun buñ ñëwee Américain yi ñoo nu man ñun ñëpp ñu taxaw yéen ñi ma déglu yëpp ngeen taxaw lànk waaye la ñuy def ñun duñu ko def loolu fu ñu ko teg dugg àll bi ci village yi benn par benn paa yeeg mère yeeg ndaw ñi accompagner leen wax expliquer leen ñu jokkalante ko ñu dem bindu ji ñoom ñëpp yoo seen i këyit taxaw toog les étudiants les élèves vous êtes en vacances transformez vos vacances en vacances patriotiques sensibilisation inscription na gaaw loolu mooy liggéey bi ñoo ne Pastef ne le don de soi pour la patrie loolu du benn médaille booy takk de wala lu ñuy bind ci sa jëbi déedéet looy dox di ko jëm la ay ñàkk yu tooy xepp la ay feebar ak sibru ay naan ci dex gi ay gësam garab gi pour am benn doomu sump wala dara kase boo yëy pour taxaw takk sa biir ut benn ceinture takk ko ci nekk ci àll bi tilim toog fukki fan doo sangu acca rek mel na sàmm bu yor ak juram loolu mooy le don de soi pour la patrie loolu maye sa bopp réew mi noonu la américains yi def les corps de la paix su ngeen leen fekkee ci àll bi bu ñu leen kii ay américains da doo ko gëm dañuy tilim di lekk ca nëxal ga di naan ci dex yi di làkk pëlëki olof ñoo la ko gën a dégg li ñu xam ci wolof ñun olof yi xamuñu ko sax foofu ñoom ñoo ñu gën a xam sax wolof ñoo ñu gën a xam suñu réew yi ndax nangu gi ñu nangu tàggat seen bopp pour servir seen pays dëgg jox ay renseignement seen pays États-Unis CIA FBI ñu xam Sénégal ñun Sénégalais yi nu ñu xameewul Sénégal te corps de la paix yooyu ñooy remonter les informations xam ci suñu réew lu ñu xamul ñun ñuy TikTok ñun ak sol ay peew naan Wally Seck fee làmb jaa ngi fee américains yi ñoom bind ay livre ci suñu réew mi yilif ñu yóbbu ko CIA boo léegi dañu dominer ñuy photo su rek ñun ñuy photo su rek est-ce que rek ak fecc ak peew ko Wally Seck ba kañ ak TikTok ak ki Snapchat kooko ci wax mu mer américain yi di la dominer rek di am doole ngay ñàkk doole rek muy def la jaam rek français bi kazalik amul lu ñu fiy inventé fii amul lu ñu fiy luxus fii monde de réalité la da ngay liggéey taxaw te am fulla am li nga am mënoo ko di dof loo ko fecc ko kërëb ak di taxaw di xaar yàlla ñu takk ay buum def la jaam bu nit ñi lekkee ba noppi ngay lekk bu nit ñi yeewoo ngay tëdd bu ñuy togg yaay taxan yi yaay esclave bi bu ñu la ko waxee nga mer mais loolu nga mérité parce que defoo fi dara les patriotes du Sénégal je vous invite à vous inspirer des corps de la paix américains yi nekk Sénégal renseignez-vous sur les corps de la paix américains cela va vous inspirer. Il faut voir comment le corps de la paix américain est constitué,
par John Fitzgerald Kennedy, quelle était la philosophie ak ban impact la am sur le travail citoyen, le travail de patriotisme bi américain bi di dugal ci doomu réewam dès le bas âge. Nekk américain nekk dans le confort suprême am lépp ba ko fa ñu dugal la ci ab avion wàcce la ci dëkk boo xam ne naxalu keccax ngay lekk yow di naan ndox yoo xam ne di nga def ko at wala weer wala ay at jàng làkk ba boo ñibbi da nga yaa gën a dégg wala olof pël bi yaa ko gën a dégg pël xam lu bari dellu feebar yooyu yépp ndox mi yépp nga di ko muñ loolu ku bëgg réewam rek moo àttal loolu. loolu nag ñun bu ñu fa àggul ñun ñaan ay patriote bu ñu àggul foofu rek doodul faa yooyu dañuy wax rek loolu nag c'est l'école du parti moo ko war a théoriser ah xaw ma naka sare bi yor école du parti damaa bëgg mu wut ay ranger ay ranger la war a ut kilote flottant bu ko yem ci omi ak sous-vêtement boo xam ne tàngoor ngelaw yi da koy jaar fu ne mu dugg àll bi moom le responsable de l'école du parti ñu bàyyi plateau yeeg seen gazinière yi ñuy sole ki seen kaala yi ñuy sole ki seen marakis yi bàyyi loolu dem sur le terrain dugg ci àll bi di def programme yeewu yeete da nga yeewu ba noppi yee sa morom parce que programme yeewu yeete l'école du parti dugg ci àll bi yee nit ñi xaw ma naka Sare Abdoulaye Sare génn Ndakaar bi péex meeg Bargny ak Tëngéej jegi petit Jacques Mbao génn foofu ak yére olof yi ngeen sol basin yi su ma leen gisee seen yére yi kaala yu rëy yeeg basin yi ngeen sol mu dama naan kañ ngeen tabax réew mi seen yére yi déjà dafa ni ngeen solo seen accoutrement dafa adapté wul ak patriote yu war a tabax réew mi ak patriote day nekk un aventurier am fi taxaw endurant tough comme disent les Américains you have to be very tough mais koo ci bés mu daanu koo ci gis nekk ci plateau télé di waxante di théorie non il faut sur le terrain. kon nañ ko bañ a guddal bañ a dugg ci lu bari ndax live bi su baree sujet yi bari da ngeen di am lu ngeen ñàkk am na lu ngeen téewoon mais bu baree lépp mën leen koo téye nit ngeen donc dañ koy benn à chaque fois ñu indi benn kii di bañ ko guddal comme ça ngeen mën a am lu ngeen téye kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte comme ni ñu koy waxee saa su ne di wax ci Sénégal ànd ko yéen bokk ko di ci wax suñu yéene di ko génne di ci jëf di ci taxaw ngir ñu mën a am ndam ndaw ñi taxaw dem bindu ci dans les 557 communes du Sénégal dans les 46 départements du Sénégal et dans les 14 régions du Sénégal nous devons avoir un taux d'inscription record boo xam ne les 70% des inscrits doivent être des jeunes de moins de 25 ans voire 30 ans c'est comme ça que nous allons garantir la victoire de Ousmane Sonko demain wax na ko de nee na le vol est un vol mécanique du jour élection yi dañuy sàcc de sàcc bi dañ koy organiser préparer ko en amont avant léegi ci lan kii warut a am carte kii war na koo am kii nañ ko bind kii na génn carte électorale bi nañ ko dagg découpage bi ñaata bureau de vote moo war a am fii tout ça la carte électorale mooy le découpage des nombres de bureaux de vote ak xam nga le découpage des circonscriptions de vote ak le transfert des électeurs yooyu yëpp mooy le vol technique bi Ousmane Sonko di wax naka la ñuy sàccee élection techniquement bu defee yéen a ko TikTok ba ak naan dégg maam tabaski gi neex na tam xarit gi màggal gi gàmm gi c'est très bien yooyu yëpp mais bala nga naan na fi bala ngeen a tal yooyu yëpp da ngeen a war a fexe ba falax ñi fi jóge ñu yor 3000 4000 milliards budget pendant 12 ans di ko lekk presque ci 30 000 milliards yoo xam ne lekk nañ ko ci yéen ndaw ñi amu leen xëy ngeen nekk TikTok beeg yu kenn xamul yittewoo leen dem inscrire ji une bonne fois pour toutes ngeen soppi seen àdduna mën a dund. Dernier jour inscription yi le 8 la